Je suis en train de recevoir des messages qui le confirment de mon téléphone ñu jóge ci loolu gis nañ ni d'après parcours bi nga wane jaar nga ci fu metti ci jaar yu bari. ba tey nga nekk PDG le monde à Dakar jamono yi nag ñu gis ni ñi yore site internet presse en ligne ak ñi yor presse ñu ci bari dafa am benn baaraam tuuma bu ñu leen di joxañ mooy état bi dafa nekk di leen financer pour ngeen di xeex opposition en tant que PDG de groupe de presse. nan ngeen di dundee loolu effectivement. waaw mais attends il faut que réew mi ñu nekk. ku ragal du fi dëkk. d'accord soo ragalee demal si sous raison bi nga dëkk fa Sénégal. dañ doon dox sama benn xarit ma koy nuyu de passage. ak sama beneen yaay. muy Adja Daba Diané ak Fat Diané madame Guèye Tafa mais Pablo ak Lahat ak Omar Nabi samay xarit lañ yoo xam tout le temps ñooy ànd. laat dafay wax ni Sénégal dëkk la boo xam dañu doon dem di dox ñi jël pee ñu xëy rek ni dëpp leen bi ñu dëppee léegi ñi da jëloon daara ñoo jël pee léegi loolu moo tax lu ñaaw wala lu bon lañ gën a mën a seetaan lañ gën a mën a déglu ko lu baax. D'accord. Donc bu fekkente ni da nga jiite groupe moo xam entreprise bu mu mën a doon ngay liggéey loolu mat fukki nit ak juróom-ñeent wala ñaar fukki nit. Parce que le monde à Dakar, il y a 20 personnes qui font liggéey. 20 employés. 20 employés. D'accord. may wax ni chaque jeune sénégalais soo amee gis-gis bi ma am man Ndiaw liggéey loo ñaar fukki nit te ñu ne ñun suñ population mi ngi ci 18 millions 19 millions jàpp yooyu. Chaque personne chaque jeune bu liggéey loo woon 20 personnes jàpp naa ni xëy dootu tumuranke ci Sénégal. Parce que affaire bi gëm-gëm la. ak esprit de dépassement. D'accord. gis loo mën a faj bàyyi mu jàll. dégg loo mën a faj bàyyi mu jàll mooy tax nga mën a avancer ci sa adduna. parce que adduna combat la chaque jour que jëfee loo génn ba jàpp ne atteindre nga foofu nga dem dafa am beneen ring booy duggaat tu es obligé nga battraat foofu pour génnaat foofu c'est des étapes. comme niñ naan la yaa set asamaan noonu la adduna bi doxee c'est des périodes yoo xamante ni lépp loo def. ba jàpp ne gagné nga foofu da ngay duggaat foofu. man bi ma jógee ci benn affaire bi yegg fenn fi dama ne woon su ma amee lii rek féex naa. alors que foofu le problème gën a métti yaa ngi dégg ñu ni tey boo dawalee sa exercice ñu ne non diw moo ko jëndal alors que télé site internet soo ci liggéey li nga ci war a liggéey am na xaalis. parce que y a publicité YouTube. votre patron Salam du ma weddi. Serigne Diagne nuñ koy waxeeti. Dame Dieng. di ko saluer sama xarit la doonte mosuñu seere la amee. mais man képp ku nekk si presse bi rek bi ma si dugg see dama la naw. parce que ñoom ñoo rafetal ba ma jàpp ni lu baax la ma ñëw si. donc kon mënuma toog ci plateau yi tu remercier wu ma Salam. remercier wu ma ki nga xam mooy Dame Dieng. remercier wu ma ki nga xam mooy Serigne Diagne ainsi de suite waa Sans Limite et tout sites yi nga xamante ni yëpp. ñu ngi liggéey sama copain Babacar Diaspora. ñu ma ko fàtte. donc patron bu mu mën a doon chef d'entreprise bu mu mën a doon courage moo lay permettre nga yegg fi nga jëm atteindre tes objectifs parce que chaque entreprise dafa war a am li ñuy wax état de santé financière. moo lay permettre. yow nga mën a atteindre ses objectifs su fekkee bàyyi woo xel ci loolu nag da ngay nekk en faillite te fii lu coow li bari soo nekkee en faillite les gens ñi nga doon dimbali ñoo lay njëkk a attaqué ñi nga doon jàppale ñoo lay njëkk a attaqué alors pour loolu yëpp nga mën see mucc mooy que ni pour déglu liñ lay wax xam nga looy def fexeel ba bu la kenn fekk c'est liñ lay jiiñ parce que nag c'est normal nit ñëw gis la nga doon jaay ndox di ambulant ñu xëy gis la nga yor sa 4x4 X6 bon les gens pensent que dafa yomb alors que xamuñ ni de 93 nga am 13 ans jusqu'à présent yaa ngi xeex. D'accord. man fàttaliku ma fa ma sama papa xottilee sama yaay moom doon xottil bi ma sama yaay di xottil benn période ma ne sama yaay waratuma xottil comme ni ma ñëwee ne man fii waratuma fi añee parce que joxe wu ma dépense te sama papa mag la. D'accord. toog 5 ans 6 ans yoo lekkuma suñu kër. comme da ngay démentir rumeur yi wax ni Ndiaw Fall dafa nekk en faillite wala sax entreprise Le Monde à Dakar dafa nekk en faillite. non ñun suñu borom mi ngi ñuy suturaal parce que bu dee Le Monde à Dakar sama salaire laa ko ubbee personne
télé laay waxee. personne jëlul xaalisam jox ma ne ma ubbil Le Monde à Dakar. d'accord man maa jël sama salaire excuse-moi. ubbi ko recruter des journalistes professionnels yu nekkoon DTV si journal La Tribune. dénk affaire bi di jël si sama salaire di ko si fay. affaire bi dox ma commencé jëlaat ñeneen di jël si sama salaire di ko dox ba bis ma remercier koo xamante ni sama première convention moo ma ko defal mooy Abdou Karim Sall. ministre de l'environnement. ex directeur de l'ARTP. donc bi ma signé les conventions boobu soxla ma si un franc Mali ma dem recruter waat nit jënd ay caméra comme yi. d'accord parce que man góomu woon jël caméra comme appareil ñuy photo. man dama gëm ni Sénégal fii luxe dafa am importance. Sénégalais bu ñëwee te ku bëgg a dem da ngay roy ci Sénégal. oui Sénégalais oui bien sûr. Sénégalais bu la gisee nga ñëw teg appareil comme yi ñuy photo. donte mën nga gis appareil bu gën a seer matériel ak caméra bi. mais xamut loolu moom. moom li muy xam mooy appareil caméra la xam boo ñëwee di def ak moom émission soo tegee leneen lu dul loolu duñ la wuyu. d'accord alors ma commencé jënd ay matériel par la suite ma am sens ànd ak Moustapha Cissé Lo boobu mu ngi nekk CEDEAO. ma bokk si ñi koy jàppale si communication di ànd ak moom dem CEDEAO di am ay retourne yoo xamante ni daf may revenir su ma jógee foofu voyage. su ma fa jógee immédiatement. damay jël li nga xamante ni. moom mooy li ma si am. dama koy jël ma jënd ko ay matériel ma ñibbisi. alors Le Monde à Dakar affaire bi di dox macha allah ñu ngi fay suñuy salaire ñu ngi fay suñuy emploi 19 personnes bu weddee nga fay ñëpp suñu borom mu ngi suturaal yal nañu yàlla yokk suturaal. kenn amu fa problème mu salaire. non ba fii may waxee yow amee lu ma kenn salaire. waaw donc suñu borom mi ngi suturaal daal. et aussi entreprise boo gis nag donc li nga bëgg yëpp mënoo ko am. parce que bu fekkee yow yaa ngi si matériel dafa cher. tu sais un caméra buy jar 1,950 000. appareil ordinateur yi jar 2,6 millions. alors loolu soo si bëggee taxaw. roy Seneweb war a fekk ci Seneweb ci kaw donc day il faut nga serrer sa ceinture. et puis social bi du la bàyyi. nit ñi tabaski bi jotee nga bëgg jëndal ay nit xar. am nit ñoo xam ne say kóllëre lañ. defoo ko parce que dara mais da nga leen di dimbali parce que say xarit lañ. am ñoo xamante ni seen loxo jotut seen gannaaw. te yow bi nga ci tolloo bëggoon nga ñu jàppale la. parce que doomu aadama dafa war a bàyyi xel ñaar. xool néegu mën a kan. pour mën a avancer si àdduna. yow si diine nga nekkoo lu dul toq ndox liquide nga jóge fa combien de personnes ñoo attaqué yow nga réussir dugg. bi nga duggee foofu nga toog sa yaay nekk ak yow kenn joxu la añ amul kaay reer amul facture ko amul dara yàlla protéger la foofu. d'accord pourquoi nit ki war a peur. nga jóge foofu bi nga juddoo am na ñu juddu gumba yàlla musal ma si. am na juddu lafañ yàlla musal ma si. am na ñoo xamante nii dañoo juddu seen yaay dee yàlla musal ma si am na dañoo juddu seen papa dee yàlla musal ma si. mais loolu yëpp étape yooyu yëpp ma jàll ko yàlla musal ma si pourquoi pas doomu aadama l'être humain am problème man njëw ma tane ko du ma ko dimbali te mu leer man li ma yor moom ma ko yàlla moom ko jox. nit ki li nga lekk ba mu suur. tëdd si nelaw. yeew loolu rek nga moom sa am. la sa compte ba moom moo ko parce que demee mën nga faatu yàlla jël ko. keneen def si sax loo xalaatu. d'accord mu nekk message bu am solo ci kaddu yi nga xam ne mu ngi koy daal di véhiculer rawatina nag sax jeunesse bi nga xam ne ñu ngi koy daal di seetaan monsieur Ndiaw Fall la ñu daal di dalal tey di leen fàttali ñu ngi en direct tey ñu war a waxtaanee ay points yu bari bokk na ci monsieur Ndiaw Fall mi nga xam ne tey ñëw na fi nekk politicien exactement nekk PDG ban jàngat nga am ci mbirum Adji Sarr Sonko en tant que politicien. Adji Sarr Sonko wax naa si waxati si. am na loo xamante ni nit mënu si am certitude. c'est impossible parce que tey fii bu fi caméra yi nekkutoon man ak yow kenn fi nekk. boo génnee loo ne Ndiaw moo ma ko def nit ñi ñaar rek la dama koy faral di wax. adduna ñaari camp moo am. camp wu noonu ak camp wu soppe. ñi la bëgg dañuy wax ni defuma dara fii ñi ma bañ dañuy wax maa ko def. yow ñi la bëgg dañuy wax ni yow dañ laa tooñ ñi la bañ dañuy wax ne yaa ko def. alors Adji Sarr génn na wax ni moom ak Ousmane Sonko lii leen séq. donc ñun liñ mën a jàpp gëm ko mooy que ni lépp li ma gëm man te mas kay wax mooy salon man li ma si xalaat Ousmane Sonko warutoon dem si salon ba. d'accord. en toute sincérité. parce que si demu fa woon coow lii du am. tey
su situation amoon Seneweb léegi man su ma ñëwutoon Seneweb du am. voilà donc Sonko pour man parce que Sonko war na xam ni moom mooy premier adversaire régime bi fi nekk. yàlla moo dogal loolu mu combattre mérité que aussi parce que dafa xeex ba yegg si fi mu yegg si Ousmane Sonko. donc kon dafa war a am lu mu moytu ba pare un leader dafa am boo fa tolloo da nga war a am ay conseil en communication mais aussi nga am encadrement bu solide boo xamante ni ñoom duñu la jay mais aussi duñu la ragal. da nga jàpp ne encadrement am dëgëru période yooyu dëgëru toon parce que seul Dieu sait ce qui se passera demain. kenn xamut yow looy doon mais am nga yoon woo tegu soo ne damaa jëm Saint-Louis taal sa oto teg autoroute bi jëm Saint-Louis su soog amul dara amul yàlla mën na la musul nga dem teg Saint-Louis kon war ngaa mën a am staff bu dëgër boo xam moo lay permettre ba yenn erreur yi parce que nul n'est parfait nit matut muy man muy keneen donc su la seytaan yi manee rek mën ngaa wàcc dem foo xam waroo fa dem parce que oustaz bi ko digal loolu it xamul dara parce que su fekkee ñu ngi wax ne jabaram xaw ma kan si jabaram yi yaa ngi dégg loolu mooy métier am wala jàng na ko donc gisuma fenn raison bu war a tax Ousmane Sonko jógee fi nga xamante ni mooy këram à 20h de dem si salon de massage boo xamante ni ki fi nekk lu ka fa nekk di Adji Sarr loolu du liggéeyam donc ba pare Ndeye Khady Ndiaye ki nga xamante ni moom mooy l'autre là Ndeye Khady wi def borom salon bi def mauvaise communication plusieurs fois parce que soo taxawee ci nan la defee mauvaise communication non mais soo ñëwee Ousmane Sonko may na ma 40 000 xaw ma 50 000 Ousmane Sonko ne fi ñu ko doon laaj fee pour mu def massage bi dafa cher tu peux pas donner 50 000 fii gratuite maye ko ci salon bi boo ñëwee di nga fay parce que loolu may la wax donc en dehors de pay bi mu fay may na 50 000 soo ko boolee xanaa même bu dee massage 35 000 la wala 30 000 soo ko boolee tu as 80 000 alors que soo demee hôpital yi fu mu fi doon matut 40 000 donc loolu incohérence la alors donc kon da nga jàpp ni kaddu yi nga xam ne wala tuuma yi nga xam ne sax Adji Sarr teg na ko ci Ousmane Sonko mën na am pourcentage nekk dëgg non mënuma wax ni dëgg la parce que nit da ngay maandu mënuma wax ni dëgg la parce que fekkewuma ko Ousmane Sonko dafa wax ay nit dafa weddi mën naa ne sax weddi la way ay nit gëm ni weddi Adji Sarr wax ay nit gëm Adji Sarr li mu wax donc man jàngatkat laa parce que loolu moo tax ñu daje fi tey bu situation bu xew parce que man maa opté comme ni nga ko waxee nit dugg nekk ci politique ba yàgg ma génn nekk ci privé bi di xeex di liggéey pour ndaw ñi mais aussi di liggéey pour sama bopp pour sama famille pour sama soxna pour samay doom pour sama yaay di ko nuyu Adjaratou Abi Niang mu baax moom tout ce que j'ai c'est grâce à elle donc voilà donc Ousmane man ni mu mujjee nii doxee loolu la waroon a débuter d'accord xam fi muy dem xam li muy wax xam ku muy àndal xam ku muy nekkal parce que loolu moo waral nit nag mënul mucc parce que fii da nga gis sax nga nekk patron de presse gars yi ne voilà yow diw moo la jox xaalis yaa ngi faral Macky Sall kii ni non yaa ngi faral ki nga mooy Ousmane Sonko fii dañ ni journalistes yi sax dépassé nañ patron de presse léegi dañ ne journalistes yi sax ku si toog si plateau am na koo faral alors c'est pas évident nag parce que ñaari ginaar sax boo leen fekkee ñuy xeex boo seetaanu lu yàgg di nga far mais boo fekkee ñaan ñuy wër garab xamoo kan moo si njëkk a wër garab bi soo bëggee atte ni kii la ñuy dàq naa fekk passé donc man dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ñaan ñuy wër garab la d'accord fekkewuma kan moo jiitu si garab gi mënuma jugé ni kii la ñuy dàq d'accord loolu laa si mën a wax wàllum procès bi jàpp nga ni actuellement jot na ah oui intérêt la si Ousmane Sonko intérêt la si régime bi intérêt la si Adji Sarr parce que Ousmane lu tax intérêt ci régime bi la parce que mbir mi Adji Sarr la ak Sonko je pense bien non mais xam nga état buñ ko waxee mooy ñun ñëpp régime bi mooy parti Benno Bokk Yaakaar de loolu Benno Bokk Yaakaar boo ko tuddee politique ngay wax politique dafa ànd ak weddi ak dëggal donc ñëpp xam nañ ni waa Pastef ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñ sax Pastef dañu jàpp ne dossier bi dañ ko monté contre Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko moo ko wax am na ñu ko gëm am na ñu ko weddi alors su fekkente nag da nga nekk di gérer réew
y a géré parce qu'il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif, législatif, exécutif et pouvoir judiciaire. Alors su loolu amee yow fii Sénégal ni suñuy sartu réew tëggoo pouvoir exécutif yi moo ëpp doole parce que booy xool assemblée day contrôler action gouvernement bi mais souvent président bi fi nekk moom mooy parteem mooy am majorité à l'Assemblée nationale. Donc li mu bëgg a doxal gis-gisam vision politique am mooy nekk li nga xamante ne ni moom mooy tax mu doxal li mu bëgg a doxal. Alors loolu su amee kon ñu dossier bu mel nii am dimension internationale la am. Parce que dossier bi ni ñu ko porté moo tax presse bi yëpp si wax. te presse bi léegi web TV ak site internet yi dañu bari doole. Parce que presse mooy 4e pouvoir si adduna bi ñëpp di si wax débat bi bari tous les médias yi nekk bitim réew yëpp de wax si. Alors pour ne serait-ce que ñoŋal suñu démocratie aussi dëggal suñu institution dëgëral leen parce que l'État amul lu dul institution. te c'est adduna bi yëpp su dëkk bi doon tàkk institution yi lay njëkk protéger. avant ñuy protéger nit ñi. Alors parce que institution yi moo tax ñu naan dëkk kon pour protéger institution yooyu il faut projet am ñu xam que parce que c'est le juge moo am pouvoir wax c'est vrai ou faux ñi si des yëpp c'est des commentaires. D'accord. Commentaires nag chacun a libre de dire ce qu'il pense. D'accord. Voilà mais man si sama xalaat bu gàtt mooy que ni bu projet bi à la